fexe nag ba lii nga xam ne mooy mesure de prévention yi ñu respecté ko kon duñ daan soxla 1000 milliards 100 milliards sax duñ ko soxla 100 milliards duñ ko soxla waaye toog di seetaan ba mbir mi ne sëlëm ci biir réew mi ñu paniqué nag jël ay décisions yoo xam ne nattuñu ko ci jamono jooju ñu ko doon jël loolu moo leen daf fi mu toll nii kon problème am na te du problème bu ndaw mooy volte-face bii mu def barki démb dafa am conséquences yu doy waar yu muy am mooy ci jamono joo xam ne ñi ngi jëm ci pic bi feebar baa ngi gën a garaw dafa mel ni Macky Sall dafa ne Sénégalais yi jébbal naa leen feebar bi nu ngeen xam def leen abandon de responsabilité démission incompétence manque de courage politique ci njiitum réew te li ko andi yëpp mooy ca njëlbeen ba wax naa leen ko dégg naa ñu naan askanu Sénégal la dañoo indiscipliné déedéet askanu Sénégal jox na Macky Sall lépp deselu ko dara nañu waxante dëgg rek askanu Sénégal lépp jox nañ ko Macky Sall ndax bi mu nee 1000 milliards la soxla askan wi daf ko ne aywa ci 1000 milliards yooyu déjà leb nañu 575 milliards yoo xam ne leb nañ ko ba noppi kan moo koy fay askanu Sénégal a koy fay yow tailleur bi yow baykat bi yow fonctionnaire bi yow journaliste bi yow ambulant bi xamal ni yow yaay fay 575 milliards boobu jógewul ci poche Macky Sall moo tax kuñ fi jox saako ceeb nga ne jërëjëf da ngaa xamul koy wax jërëjëf sa alal la dafa war a dellu si yow donc jox nañ ko loolu wëlbatiku mu ne damay def état d'urgence sénégalais ne ko d'accord mu ne damay def couvre-feu nga xam ne dara justifié loon couvre-feu 80% wala lu ko ëpp ci contact humain yi bëccëg lay am guddi gi kay xanaa doxkatu guddi yee ko moom te soo tëjoon baar yi tëj danse yi ñu tëj restaurant yi dox guddi gi jeex nga dajale nga tëj nit ñi jël force de l'ordre yi sonal leen ci mbedd mi ci ngelaw gu métti goo xam ne alors que bëccëg bi nit ñaa ngi dox ñu ne déet mu ne dama soxla ñu defal ma loi d'habilitation benn sénégalais contesté wu nun de waxoon nañ leen ni baaxul nga ñëw yokkaat loi bi violer constitution jaaroo assemblée nationale ba léegi benn sénégalais waxul kon dama naan gàcce ngàlle askan wi tey dañuy delloo njukkal askanu Sénégal mun na am ay ñaxtu loolu mënul ñàkk waaye warul tax kilifa réew njiitum réew su dee jàpp nga ni lii moo gën ci askan wi nga dellu gannaaw tey lu xew États-Unis lan moo fa xew ay américains yi génn président Amérique jàppale leen Donald Trump di défier autorité gouverneurs yi Amérique gouverneurs yi ñooy président de la République parce que fédération la waaye est-ce que dafa tax gouverneurs yi dellu gannaaw déedéet tant que ñi ngi jàpp ni lii moo gën dañ koy def askanu Sénégal ñu ngi leen di jaajëfal di leen rendre hommage di ko commencer nag ci personnel soignant bi muy fajkat yi wax dëgg yàlla sonn nañu te dem teguñu leen ci condition ñu mën a defee seen liggéey sonn nañu trop te séddewuñu xëccoowuñu fi per jëm damay dem superviser ni ñuy joxee ceeb ñu ciy xëccoo ay per jëm ñiy nekk ci hôpitaux yi suba ba guddi bàyyi seen njaboot ba pare nekk risque ñu contacter leen à tout moment ma leen delloo njukkal bu baax a baax a baax liggéeykat yépp nag yépp secteur professionnel yépp tailleurs yi bàyyi seen yitte di ñaw ay masque di jox nit ñi secteur informel bi nga xam ne seen liggéey gàllankoor am na ci yàqu na ci ñuy muñ transporteurs yi nga xam ne imposé nañu leen ay normes ñu accepté ko ba mu mujj métti ñenn ñi arrêté secteur privé bi patronat bi di massawit secteurs yi nga xam ne ñoom la gën a laal muy par exemple tourisme bi ak ñoom seen
di féliciter ñëpp ñi nga xam ne jël nañu ay initiative gis nañu ay sénégalais yu jóg jël seen initiative di inventer moom nee na il salue phrase boobu nga xam depuis Senghor ñu ngi koy dégg le génie créateur ou inventeur de xam lan des sénégalais ci loo musul gëm musoo leen jàppale fu tubaab ñëw nga jox ko sénégalais bu jóg nga xeeb ko te teewul bi crise bi amee sénégalais yi ñoo wane seen bopp jël seen matuwaay bari nañu fi takk masque bu ñu ñaw la ay sénégalais ko ñaw di féliciter di gërëm kilifa diine yépp ndax ñoom ñépp dañoo jàpp ci mbir mi ndax kilifa diine guñ ñëw ne ko damay tëj jàkk waxoo dara bàyyi nga lu rëy def nga preuve de patriotisme jiital réew mi ci lépp ndax loolu rek la kilifa diine am mooy saytu diine gi te it ñépp pa yeewu fi mu toll nii ñépp xam koo won ni lii lorange la islam dafa am ay charte fu darura fu lorange bu rëy taxawee mun na tegg lu bari ci luy farata sax wax ma laa loo xam ne ay sunna la ndax julli jàkka du farata julli jumaa rek mooy farata te su ngànt amee teggi nañ ko naafila weeru koor du farata dafa amul lu fiy farata loo xam ne nit dina ko ñàkk a def dem ci kanamu boroomam ñu ne ko ñëwal rendre compte kon bàyyi nañu lu rëy nangu ànd ak nguur gi ba ci force de l'ordre yi ndax léeg-léeg dañ leen di fàtte man léeg-léeg ma génn ci guddi gi am urgence bu may dox waaye soo rombee ci mbedd mi gis force de l'ordre yi ñu nekk ci ngelaw gi ak weeru koor gi lu ne ñu daj ko ba fajar kon nañ leen delloo ñoom it njukkal ndax askan wi lañ fi nekkee mu des daal ni lii am échec gu kenn muy président Macky Sall lii mu def nag wax naa ko léegi mooy démissionné na nee na sénégalais yi kenn ku ne na xool nu mu def ak boppam man démissionné na li andi démission bi mooy mesure yoo xam ne amul cohérence ñu ne la ñii faatu ci bitim réew nañ leen delloosi nga ne déet ñu leen delloosi ne OMS wax na ma wax naa ak scientifique yi wax naa te OMS musul wax loolu musu ko wax musuñ génne fuñ ko OMS waxee pression am nga dellu ci gannaaw ñu ne la cohérence amul ci nga ne maa ngi tëj jàkka maa ngi tëj jumaa nga xam ne semaine ba semaine la am te maa ngi bàyyi marché mu ubbeeku nga xam ne bés bu ne la fajar ba guddi parce que décision il faut mu am cohérence nga ne déedéet dama koy maintenir looloo dem ba ñenn ñi jàpp ni dafa mel ni dañoo ciblé lu jëm ci diine muy jàkka yi muy église yi muy leneen ak leneen parce que su cohérence amoon ci décision yi rek problème boobu du am nga ne loolu dama koy tëj waaye ne waat léegi damay dem ubbi école ya parce que Macron nee na damay ubbi école waaw fooy dajale ay élèves ñu war faa daje di jàng soo ba ngoon jot ay regroupement classe 60 personnes 100 personnes xanaa kay war ngaa mën a nangu nag ñeneen ak ñeneen def seeni activité incohérence globale boobu moo ñu jube ñoom moo ñu andi ci lii waaye du indiscipline sénégalais ils ont été très indisciplinés lu mu laaj rek sénégalais jox nañ ko lan mooy conséquence bi nag mooy benn état ci boppam la ñu sukkal fi mu doon nii parce que état amul lu dul lu ñuy wax autorité puissance publique mooy kilifteef su état ñàkkee kilifteefam ñàkk na lépp te li mu def nag dafa wàññi doole état fi mu ne nii état Sénégal dafa los gombaanu dafa sukk la koy firndeel mooy benn autorité médicale yi nga xam ne ñooy liggéey ci mbir mi nee naa la su du woon obligation de réserve ak loyauté li may wax ni ñoo la koy njëkk a wax ñoom dafa mel dañu xëy rek bif leen ñu xalam ko léegi ban discours la ñuy wax sénégalais koo xam ne bis bu ne yaa ngi doon wax attention la situation est grave
fañ jëm nangam jël leen seen matuwaay respecté conseil nga ñu xëy dem nañu sax ba ñoom ñu seeni discours ñu conseillé ne nañu def confinement ñu xëy ne la lu tuuti li ñu doon def ba nañ ko donc ñooñu fi mu ne nii moralement dañoo sappe seen liggéey ñaareel bi mooy ñoom seen bopp ñuy liggéey ci santé gannaaw bu ñu ko defee ci Sénégal yëpp dañ leen surexposé ñoom ak seen njaboot ci feebar bi ñetteel bi mooy gone yi ñu bëgg a bàyyi ñu dem jàngi te réglé wuñu conditions yi réew yu koy def yëpp dañu jël ay matuwaay parce que réew moo xam ne classe su 10 personnes la ak réew moo xam ne classe su 20 personnes la ak wala 16 personnes ak réew moo xam ne classe boo dugg doo am foo teg sa tànk bokkuñu réalité distanciation 1 mètre bu ñuy def France wala ñu def ko Suède wala mënuñu ko def Sénégal école yoo xam ne da ngay dem ci école ba mu daj benn toilette a ci ne te toilette ba boo fa demee mara d'Italie mënul ne nañu waxante dëgg kon exposé xale yu ndaw yi waaye exposé it ñi nga xam ne ñoom la feebar bi gën a ay ci ñoom mooy ñuy wax 3e âge gën leen exposé ndax bu dee aayul ci sa xale itam xale mun na koo jël yóbbu kër ga bu ci mujj mooy dañoo piétiner les institutions ndax lu mel ni Cour suprême waaye sax baax na ci ñoom ndax Badio Camara moom Macky du magistrat Sénégal magistrat Macky Sall moo fa toog lu mu ko wax mu def ñu saisir leen amuñu lu ñuy wax lu dul bàyyi nañu état bi mu xool proportionnalité bi yow yaa war a xool proportionnalité bi c'est ça la justice waaye wax loolu defuñu ci 24 heures président génn joggati li ñu waxoon ni léegi dañu delloo si néew yi